salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne si ñi ngi faral di bàyyi seen xel saa su nekk chaîne YouTube bii nga xam ne si moom la ñu dippee Africanité TV yaakaar naa tur yi boo ko déggee rek am na loo xam ne si moom lay wundu mu nekk chaîne boo xam ne daf ñuy wan le vrai visage de l'Afrique maanaam ñu xam dëgg-dëgg continent bi ñu nekk di Afrique mooy lan ndaxte xam nañu ne ñu bëri ñu ngi koy mbubale nenn ni ñu bëri ñu ngi koy féetale nenn li waaye dafa mel ne Afrique bëri na fu ñu ko féetale foo xam ne si féetewu fa wala bëri na fu ñu ko féetale foo xam ne si waru faa féete te li ko waral mooy doxalin wi ci boppam muy ñun ñi nga xam ne si ñoo ŋànk Afrique muy réew yi ci nekk rawatina nag particulièrement réew mi ñu nekk tey jii di Sénégal ñu xool tey dëgg-dëgg nan la ñu war a doxee ban comportement la ñu war a am ba wane dëgg-dëgg vrai visage u Afrique tey nag dafa am benn côté boo xam ne si fa la ñu jëmale suñu gëstu mooy ne dañu nekk ci réew moo xam ne lu ci bëri ci li réew mi xam ne si ñu ngi ko yittewoo dañ ko jël visé ko ci état bi lu ñu wax ñu ne état bi deful nangam état bi nangam dëgg la état bëri na loo xam ne responsabilité am la war ko ci ndaw yi nga xam ne si ñoo ne ci réew mi war ko ci mag ñi wax ko ci ñiy yëngu war ko ci liggéeykat yi war ko ci ñëpp rek ñi xam ne si ay citoyen la ñu nekk ci réew mi waaye nag dafa mel ne réew mi dafa toll foo xam ne dañuy def beneen tournant ñu bëri tim di ko xalaat mooy ne dañuy wax ne yu ci bëri waratuñu ko xaar ci état bi dañ ko war a defal suñu bopp tey ñu ñëw ci fi nga xam ne si moom la ñuy wax diggante HLM 5 HLM 4 mën nañ ne tey ñu ngi ci intersection bi bu ngeen xoolee riz yi nga xam ne si ñoo ñu wër tey jii ñu ngi ci intersection entre HLM 5 HLM 4 li ñu fi indi mooy dañu fi fekk ay ndaw ay mag ay adulte ni ñu ko mën a waxee ñoo xam ne am nañ idée yoo xam ne daal bariwul ni ñu koy gis ci réew mi mooy ne dañu am benn projet bu am solo mooy ne gis nañu seen gox daal am na insalubrité am na problème mu civisme dëgg-dëgg bu fi imposé mooy lan suuf si bëri na fi lool mbalit mi ngi bëri lu bëri mi ngi fi am gis nañu ne dem na ba répercuté ci li nga xam ne si mooy population bi parce que santé lu nekk da ciy ñëw ci wàllu wér-gu-yaram ci lu bari danañ ci ñëw ci ay fànn yu bari ñi ngi koy dund ci gox bi nga xam ne ci lañ nekk ñoom ñu disee seen bopp ne duñu xaar kenn muy waay politique duñu xaar kenn ñoom ñi fi juddoo yaroo fi daal ñoom ñoo fas yéene defar seen gox am na point bu ñu déparé nag bu am solo boo xam ne danañ ci ñëw ci ay détails ci kanam mooy ne ñoom dañu bëgg a pavé dañu bëgg daal suuf moom dootuñu ko gis seen koñ danañ jël pavé seen bopp defar ko ba mu normal nan lañ koy defee yan jumtukaay la ñuy jël wala naka la ak nan la loolu danañ ci jëm mooy li nga xam ne si moo ñu yëkkati tey jii mbir la moo xam ne lu mat a teewlu la lu mat a bàyyi xel la te exemple bi bëgg nañu vraiment citoyen yëpp roy ko ba mu wër Afrique ba dans le monde entier ñëpp xam ne nii la war a demee kon loolu daal mooy mbir bi nga xam ne si moo ñu yëkkati tey mbokk yi ngir am ay firnde ci li nga xam ne si mu lañu doon wax léegi daje nañu ak kenn koo xam ne kii ci projet bi la bokk moom mi ngi wax ne fi la juddoo fi la defee lu bari xëy na bu ñu demee ba ci biir dañu xam dëgg-dëgg moom mooy kan moom la ñuy laaj mu def présentation ginnaaw présentation bi tamit mu wax ñu seen projet bi dëgg-dëgg ñoom idée bi nan la leen ñëwalee ak tamit nag nan lañ ko taxawale ak fu ñu ci toll jamono ji ñu toll nii bisimilah. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm surtout si seen teewaay. di leen wax ni projet bi ñu ngi ko tëral ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ñi nga xam ne ñoo fi màggee yaroo fi am na si sax ñoo xamante ni dëkkatuñ fi ñu ngi Europe am na ñoo xam dañ fi toxu dëkkatuñ ci koñ bi waaye ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci projet bi donc projet bi lu simple la en même temps lu xaw a difficile la si ñun parce que suñu poos may bi peut-être mënu ko génne pour ñu liggéey ko donc ñuy wax ni projet bi dafa tëdd si ñu defar ay pavé suñu koñ parce que suuf si gis nañ ko bëri na trop te maanaam dañu bëgg a tolloog jamono moo tax ñu bëgg ko def on est presque 75 personnes ñoo xam ne ñoo nekk ci koñ bi nekk ci groupe WhatsApp bi ak 5 personnes ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci équipe technique c'est-à-dire man la ak Issa Konté ak Mamor ak Astou Konté ak Guerrier ku ñu naan Guerrier donc ñun 5 ñoo nekk ci groupe bi di ko coordonner en fait donc loolu la rek quoi ñun dañu bëgg maanaam demal suñu bopp parce que du caage ne nit ñi dañuy wax toujours mairie il est vrai que mairie moo waroon def loolu waaye mairie aussi am na ay préoccupations yu def ni ñun war nañ leen mën a jàppale pour defal suñu bopp ñoom bu ñu mënee indi seen luñ ci mën a contribuer duñ ko rejeter quoi dañ koy jël jàpp ko ne loolu lu baax la daal. waaw bon xam naa fi may ñëw rek mooy yéen idée bi ci seen bopp nan la leen ñëwalee dafa am kenn ci yéen ku jekki-jekki xalaat ko wala yéen da ngeen nekk nit ñoo xam ne da ngeen am une éducation boo xam ne bokkul ak yeneen gox yi li ñuy gis wala lan la lu tax ngeen jekki-jekki rek xalaat na yéen parce que ñu bëri dañuy wax ne dañuy xaar vraiment état bi def maire bi def wala nu mel noonu lu tax yéen ngeen jekki-jekki rek ne yéen war ngeen mën defaral seen bopp. waaw mais pavage dafa xew si jamono
boo demee dans les pays européens c'est pareil doo fa gis suuf bi soo ko gisee c'est dans les jardins donc ñun war nañu mun a am loolu ñu am maanaam matériaux yooyu et puis gis nañ fi sax plastique boo xamante ne bu ñu ko transformé dina mën a def ay pavage et tout donc loolu moo taxoon ñu jóg ñun ñëpp ne koñ bi il faut ñu defar ko maanaam il faut ñu pavé ko liggéey ko ba mu rafet bi nga xamante ni suñu doom yi suñu rakk yi suñu sët yeeg yooyu yëpp mën ko jëriñoo ëllëg donc loolu rek lañ ci am quoi comme bébét maanaam gis ni dañu war a assainir suñu koñ defar assainissement bi yàlla def na ne suñu koñ bi boo leen ko xoolee léegi di ngeen gis ni architecturement parlant les constructions sont droites en fait donc ça veut dire que bu ñu ko naree pavé incha allah dina nekk loo xamante ni vraiment lu jéggi dayoo la quoi ñu rafet la. incha allah yéen am na lu ngeen fi dund par exemple ci gox bi ci lu jëm ci wàllum insalubrité lu jëm ci mbirum salté wala ay maladies yu ngeen gis xale yi di ko dund wala lu jëm ci mbirum par exemple ay jaaree biir bi daw wala nangam yoo xam ne jàpp ngeen ne lii daal dafa mel ne ni ngeen di dundee lu mel noonu moo ko indi daal gis ngeen fi kaa yu mel noonu fii ci koñ bi. waaw non mais ñun nag dañuy sant yàlla suñu koñ moom bon yooyu amu fi nag vraiment côté insalubrité ay 2-3 poches ngay gis yu xaw a salté mais maanaam yàlla def na ni fii ku yeewu suba teel da ngay bale sa buntu kër loolu yàlla may nañu chance moo tax suñu gën a sawar ci affaire pavage bi parce que suñu yaay yi suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw suñu di liggéey si maanaam jànq yi si biir kër gi aussi il faut ñu jàppale leen parce que tam suuf nga yeewu suba teel di ko bale ak poussière beeg yooyu yëpp waxuma kooku dina si am jàngoro mais ñun ñi fi dëkk sax dañ ciy am jàngoro donc moo tax ñu décider ne il faut ñu def pavage suñu ko ñu en fait métti na nag mais dinañ ko xeex ba yàlla def ci incha allah quoi. jërëjëf yàlla nañu suñu borom bi jàppale léegi leneen li nga xam ne si maa ngi koy laaj mooy seen koom fan ngeen koy jëlee parce que digg naa sànq nga tudd ne dafa mel ni ku wax pavage wax xaalis fan ngeen di jëlee seen xaalis maanaam yéen da ngeen def ay cotisation mensuelle ci koñ bi yëpp di laaj ay porte à porte ci kër yi wala nu ngeen def wala dafa am ay ñeneen ñoo xam ne par exemple même bu fekkee ñi ngi ci koñ bi wala dara seen suñu borom def na ne am na lu ñu leen tanee ñoo ci jàpp wala yéen nan ngeen di def en plus tamit yéen bon yaakaar naa am ñoo tudd sànq ne ñoom ñoo ŋànk mbir mi kon am ngeen structure boo xam ne si maanaam ñooy téye mbir mi ba dara du senn dana leer wala nangam wala bon pour ngeen tàmbali seen liggéey dëgg da ngeen di xaar ba cotisation mensuelle yi mat nangam wala da ngeen di tàmbali léegi wala yooyu nu fu ngeen ci toll tamit ci côté boobu lañu ci mën a indi. voilà ça c'est une très bonne question bon ñun au début dañ ne woon dañuy dem ci kër yi kenn ku nekk joxe li nga xamante ni moom la sa poste attan et boo xoolee sax loolu mooy yoon parce que bëgguñu teg kenn pression naan ko par exemple on a par exemple 6 millions 500 pour faire les travaux dañ ko war a diviser par le nombre d'habitants xam nga am na ñoo xam ne seen poste tolluwul foofu donc léegi lu ñu wax mooy nit ku ne même bu dee dërëm sax boo ko si dugalee demain tu seras fier de voir que les travaux yow def nga sax sa dërëm donc ñun loolu lañu def mais lu ko gën a firndeel mooy dañu def on a fait le tour des maisons wàcc fa ay enveloppe yoo xam ne dañ ci bind borom kër gi léegi enveloppe yooyu dañ koy jël si avant julli bi la woon xaw ma après julli bi mais xam nga gàllankooru Sénégal moo def ni ba léegi jëleguñu enveloppe bi am na sax ñoo xam ne ñu ngi ñuy woo di ñu wax naan kañ ngeen di jël seen enveloppe yeeg yooyu quoi donc noonu lañ ko tëralee en fait donc bés bu ñu récupérer enveloppe yi dinañ xam benn certaine somme bu ñu yoree ak li nga xamante ni bon je profite de l'occasion pour di ko ñaan ñi nga xam ne ñoo màggee ci koñ bi yaroo ci koñ bi nekk bitim réew ak ñi nga xam ne c'est des politiques bàyyiwuñu kenn parce que ku ci am loo xam ne war nga ñu ko mun a jàppale ba ci mairie bi Pape Seck ak ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk ñu ngi si gox yi di fi am lu ñu fiy yóotu ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci projet bi dugal ci seen loxo yàlla def lii mu sotti parce que lii bu sottee maanaam ndamu HLM la parce que ku fi romb gis ni koñ bi rafet na defar nañ ko dina bëgg a xam naka lañ ko defaree donc loolu rek moo ñu si jublu quoi te xaalis bi incha allah bon comme je vous ai dit xaw ma nag on doit parler d'argent mais en tout cas nous li ñu jàpp c'est 6500 francs le mètre carré donc suñu koñ bi ça à peine 1000 mètres carrés donc ça va faire du 6 millions 500 ak suñu cotisation yi peut-être bu ñu ko xaymaa ci ay 500 1 million peut-être que li ñuy desee dootul bëreeti ñun daal noonu lañ ko jàppee quoi noonu lañ ko bëgg a maanaam doxalee di lancer encore un appel que képp ku si mën a dugal sa loxo jàppale ñu vraiment l'aide sera la bienvenue quoi. ñoo ngi ak beneen mbokk boo xam ne moom tamit ñu ngi ko fekk mu dëkk fii bokk ñi nga xam ne si fi la ñu juddoo yaroo fi màgge fi macha allah dañ koy laaj rek ginnaaw leeral nañ ñu projet bi dëgg-dëgg nan la demee ak fan lañ jaar ak yëpp daf ñuy wax rek moom ban impression la am ci projet bi ak vraiment ban message lay lancer Sénégalais yi ci seen mbir mi nga xam ne si ñoom yëkkati nañ ko. c'est vrai que ni def nañ ay porte à porte comme ni ko monsieur Guèye waxee moom mi nga xam ne tey jii